ami internaute Thiès Info ñu ngi leen di nuyu waaye itam di leen ziar di leen bëggee ñu daal di ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaanaan yi ndaanaan ku lu farlu ndaanaan ñu leen di woowee waa dëkkandoo dëkk foofee nga xam ne moo di ca Lougaloo ñëw bokk ci li nga xam ne moo di pom yi bokk nag ci li nga xamante ne moom moo di équipe yi gën a fës mbokk yi ba dem ci li nga xam ne moom moo di demi-finale bi ñu leen di ñaanal jàmm ak salaam mbokk yi ñu taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy seen capitaine ku baax ñu ngi lay ziar. waaw ñu dolli ziar baax sëriñ bi ñu ngi lay ziar baax di kontaan seen teewaay fii parce que soxla woon nañ ko parce que am nañ bari ñoo xam ne ñoo ngi nekkuñu fii quoi waaw kon ngeen ñëw fii ñu gis ñu maanaam dina gën a dal seen xel. macha allah moo tax ñu ci kontaan bu baax seen teewaay. waaw noo tudd. man maa Ismaïla Pouye. Ismaïla Pouye. waaw capitaine ASC Dëkkandoo. en tant que capitaine nga àgg demi-finale ci pom yi ak affaire yi ni mu soree ni mu méttee lan nga yëg. waaw yëg nañ contentement parce que loolu c'est la première fois ñu àgg fii c'est la troisième fois ñu àgg fii. kon nag am na loo xam ne tey dem métti woon na ci match bi ñëpp parce que nga mën a nit ki 1-0 fait temps mu égalisé waaw tiro bi mooy gën a am confiance que toi après ñu génn ci comme ndam la su ñun quoi motivation bu rëy la su ñun quoi waaw parce que waaw suba incha allah moom comme nañ daan indi rek la ñu indi incha allah ñëw indi suñu jeu suñu mënin mooy ñëpp xam na que muy dañuy jouer Dëkkandoo c'est une équipe joueuse xam nga loolu la ñu indi quoi. waaw indi suñu bool ak joué def lu ñu war a def di ñaan yàlla nag suba incha allah yàlla may ñu ndam lu sedd guy ci kàllum ngalam. amiin kontaan nañu ci yow. waaw. mel ni pare ngeen lépp. waaw pare nañ fépp nag ci côté bépp lañ pare waaw ci côté lépp côté supporters yi macha allah ñu ngi ñëw seen def mobilisation bu rëy ñëw di ñu supporter dëgg yàlla ñu ngi ci kontaan bu baax dirigeants yi tamit bàyyiwuñu kenn ku ne yaa ngi bàyyi sa njaboot foofu xam nga bàyyi sa yitte ñëw fii pour taxawuñu dëgg yàlla teg nañ ci condition yu baax wax dëgg yàlla ak président yoo xam day dagg liggéeyam président Djibi président ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay waaw gis nañ ko ak ñi nekk étranger génne seen xaalis wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi leen jaajëfal ak jigéen ñi góor mag ndaw bàyyi ñu kenn surtout waa Louga ren waa Louga moom ñoo mobilisé taxaw Dëkkandoo wax dëgg yàlla amuñu seen fay nag waaw ñu ngi leen sant di leen baax gërëm bu baax a baax. macha allah jërëjëf kontaan nañ ci yow. am jàmbaar ñu ngi lay bëggee. oui ñu ngi lay delloo bi. am internaute Thiès Info foog naa ni waa ji kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ni moom moo di ci pom yi ngeen gis ko ci boobaak léegi ni ci phase yi mu nekk ndaanaan ku li faatlu ndaanaan waaye itam def li nga xamante ni moom moo di wane boppam fësal boppam ba ñëpp xàmmee ko dama xamul ndax tent bi moo tax nit ñi xam ko wala ndax li nga xamante ni moom moo nekk ci tànk yi waaye lu ci am ba des moo di nit ñi xàmmee nañ ko mu nekk ndaanaan ku li faatlu ndaanaan connu sur le nom de Thiakala ñu ngi lay bëggee. waaw ñu ngi lay delloo bëggee di leen sant bu baax ci visite bi vraiment mu nekk loo xamante ni lu ñu rafetlu la voilà yaa ngi wax sànq affaire tent bi mais xam nga rek affaire de style la rek lépp yàlla la daal du ci tànk bi du ci tent bi lépp yàlla la waaw. lan mooy seen secret donc je pense que amul secret dañoo ñëw ñu sas ñu donc ñu jógee fu sori muy Louga def parcours ñëw fi donc ñu am suñu objectif boobu donc moom la ñuy poursuivre di ko jéem a atteindre mu nekk loo xamante ni lu ñu ñor la donc moo tax ba léegi fu ñuy fubal daal ñu xalaat loolu def lépp li nga xamante ni moom mooy suñu kenn kàttan voilà. kon daal fi mu toll nii mën nañu Thiakala pare na pour bokk ci li nga xamante ne bu nekkul sax meilleur joueur pare na pour nekk meilleur joueur. bien sûr parce que loolu tamit tawféex la. voilà lu nekk phare national du loo xamante ni dafa ndaw donc nekk meilleur joueur donc ku ci nekk ku nekk di football ci phare national yaa ngi ñaan loolu donc buñ la ci ciblé rek donc loolu yëpp tamit sant yàlla la quoi sant yàlla la waaw di ñaan yàlla mu xeeb dolli voilà. surtout ça. kon daal fi mu toll nii pare nga lan ngay indi suba da nga indi dribble daw def ni nga doon def wala. non encore je sais pas encore parce que fu match moom kenn du ko football avant match donc dañuy rester concentré voilà ñu jouer pour équipe bi parce que lépp boo gisee performance bi yëpp c'est grâce à l'équipe parce que man kese mënuma def lépp dañ balaa maa jot bal dañ may passe donc équipe bi da ngay xool carrément équipe bi ñoom ñoo may jàppale ci lu bëree bëri donc dama leen di féliciter di leen encourager waaw ñu gën a jàpp lépp ñoom la quoi apparemment. match contre R100 nga génn. wane jaloore ju rëy ba ñëpp naan Thiakala. démb ñu gis ni xaw na am fu mu desee tuuti. ndax gaa ñi dañ laa jógal wala ni la doon marqué moom moo metti dañ la doon boole 2 personnes wala nu mu demee noonu. waaw mais football la. waaw fële 4 personnes nga dindi ma yuuxu. waaw mais football la rek lépp loo gis rek football la. voilà football yi loolooy wane ne football
donc ni jour yi wutee noonu la jour yi match yi du wutee donc des fois day ñëw loo tante mu dox des fois mu xaw a dox mais loolu yëpp ci mentalité la rek la man jàpp naa ni dox ak ñàkk dox man naa rendre équipe bi service de telle sorte que après ñu gagné quoi. ambition ci football. mooy signer pro rek signer pro parce que sonn nañ quoi vraiment bien ñu ngi percer ñu ngi def lépp li nga xamante ni football mi ngi ñu koy laaj ñu ngi koy def vraiment wax dëgg fa yàlla mais lépp suñu souhait mooy ñu tekki dimbali suñuy waajur parce que ku ci nekk tamit waaw sa waajur mi ngi xaar ci yow dara parce que te man moom vraiment am naa sas bu rëy boo xamante ni daal taluma leneen lu dul jéem a teral samay waajur. say at ci lu mu toll. at yi nu mu toll. 18 ans 2003. kon xale nga. waaw war nga mën a percer. voilà man moom percer rek instant yi loolu rek moo nekk sama bopp mooy sama objectif. mais pare nga pour jël trophée meilleur joueur. bien sûr pare naa pour def lépp loo xamante ni daal dina ma rendre dina tax daal au moins nit yi xam ma. voilà du ma ñëw pour wane wu mais dinaa def loo xamante ni daal dinaa jéem a def loo xamante ni daal ku ma ci gis dina ma ci sopp. macha allah kontaan naa. ok merci beaucoup. ok jërëjëf. ok. waaw ñu ngi lay bëggee. sant rebége. alhamdulilah ki mooy ki nga xamante ne moom moo di góol gardien ki nga xam moom mooy portier bi kii taxaw ci camp yi ki nekk ci cage yi fexe ba bal du dugg tur bi. yaakati la Mouhamed Fall mais yaakati lañ may wax. yaakati. waaw voilà yaakati nga def jaloore ju rëy def li nga waroon a def góorgóorlu ba yàlla def nga yóbbu sa équipe demi final di waaj a dem final bi lan nga yëg ci loolu. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla rek affaire yi moom ne defuñu lenn lu dul sant suñu borom mënuñu fi dàquñu fi kenn lenn ba tax mu may ñu lii tey waaw mais yàlla def na ñi ngi def nag li ñu war a def. li nga xamante ni si nii day waral jour di def performance ñu ngi koy def ñoo ngi entraîné bu baax waaw ñooñu tamit ci condition yoo xamante ni si nii condition yu baax la waaw xiifuñu maruñu defuñu dara waaw ànd ak tamit ay techniciens yoo xamante ni si nii seen xel màcc na ci lépp waaw ñuy déglu seeni conseil liñ bëgg. ñu di leen di appliquer loolu nag xam naa ne moom tey moo waral lii quoi. macha allah lan mooy sa secret. non man aw ma secret. non aw ma secret sama secret liggéey la. dama daan dégg benn ancien góol. mu naan ma gardien de but liggéey la nga yokk nga toog nga wàññeeku. loolu kese moom mooy sama secret te yàlla dimbali na ma nekk ay ñoo xamante ni si nii ñu ngi may encadré bu baax waaw. entraînement yi ñu ma ciy soññu te en plus man tamit sama bopp ma bëgg sama bopp xam ne góol laay def te booy def góol lim laaj dafa bari léegi nag il faut que xam nga ñu concentré wu def lim laaj di nangu di liggéey entraîner heure xam nga di wàññeeku heure parfois ma toog ak ñi may entraîner ñoom laay toogal ba guddi sax sangu sax duma fa def damay dem ak kër ga rek dem rek tëdd nelaw noonu su ma xëyee balaa maa sangu bu may jugaat suba gi pour entraîner di laay ju xëppoo ndox rek demaat entraîner. foo teg sa bët. waaw fu ko nit ñi teg rek fi nit ñi teg ci seeni bët rek fa laa ko teg man pour l'instant nii sama bët instant nii maa ngi ko teg fenn foo xamante ni moo nekk gum sama premier objectif instant nii pour jël final phase nationale yóbbu ko Louga. macha allah parce que ni bi ñuy ñëw dañ ñoo sas supporters yi suñu yaay yi suñu papa yi yëpp waaw topp ñu paa yeeg mère yëpp ñu yegg si bus bi ñu topp ñu avant ñu bi ñuy départ di dem rek am na ñu bëri ñoo xam ne seen rango ñi ngi doon tuuru si biir oto bi gis paa yi xale yi ñoom ñëpp topp ñu ba monument ba sorti ba waaw loolu instant nii moom moo ñuy motiver nii pour deseelul leen lenn lu dul jël coupe bi rek yóbbul leen ko. waaw voilà am internaute Thiès Info ñu taxaw ak ki nga xamante ne moom moo di coach su équipe bu mag bi di ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaanaan ku li faa di ndaanaan yi di waa dëkkandoo dëkk foofee nga xam ne moo di ca Louga jëwriñ ñu ngi lay ziar. ñu lay delloo ziar sëñ bi donc man la Mame Fall coach adjoint dëkkandoo donc ñu ñëwoon fii ren vraiment bokk ak POMI les activités de vacances waa Sénégal gépp ñu di woon fi équipe donc muy ASC dëkkandoo de Louga pour participer ci phase 2021 yaa Thiès. macha allah ngeen ñëw ba demi-finale def jaloore ju rëy gaa ñi ràññee leen lan nga ci yëg. voilà c'est-à-dire liñ def ñun bi ñuy jógee à Louga
pour wax la équipe dëkkandoo équipe la bu commencé am expérience ci phase yi sunu 4e participation ngi ci phase yi c'est une équipe qui est créée en 2006 sunu 4e participation la ci phase yi. Première participation, c'était en 2008. On était invité, c'était des phases de poule, de groupe, premier groupe, deuxième groupe. Nous demandons le deuxième groupe. Donc, son deuxième participation, c'était en 2015. On était jusqu'en demi-finale. R100 a gagné le tir au but à Kaolack. Son troisième participation, c'était à Louga. En 2019, R100 a gagné le tir au but en quart de finale. Donc, son 4e participation par rapport à toute cette vraiment capital d'expérience pour nous d'aller. Donc ñu ñëwoon ci phase vraiment pour am objectif mooy vraiment yóbbul waa coupe bi waa Louga Sérité daal lan bëgg a yóbbul waa Louga gépp waxuma waa dëkkandoo Louga gépp Sérité lañ leen bëgg a yóbbul te coupe phase nationale bi la leen bëgg a yóbbul ko Sérité. macha allah nga yor ay xale yu mën lu ñuy def ku ci mel ni Cakala am nañ sax benn booy buñ ciy wax dem mu nekk moom tamit ndaanaan donte li muy dugg ci terrain bi bariwul waaye ndaanaan la d'après liñ dégg ci ay jalooreem tey jii loolu lan lay def ci yow bu ñuy tudd sa joueur yi fu nekk. waaw xale yi xam nga xale yi football léegi métier la xale yi bon majeure partie bi xale yi koñ ba la comme ni nga ko waxee vraiment mayonnaise bi ñu def jàpp na ndax dafa am ay mag ndax phase 2015 y a 2 ou 3 rescapés yu fi nekk ci phase 2015 ñeneen ñi des ay xale la ñeneen ñi ngi soog a ñëw jógee junior intégré Njàmbur donc mayonnaise boobu xale yi mën nañu leen wutal lu dul cadre bi nag bu ñu leen ko wutalee muy équipe bu mag buy def tous les grands rendez-vous donc dañ leen di boole ay joueurs comme ni nga ko waxee ay Cakala ay joueurs yu expérimenté ay gens de civil ñooñu lañ leen di boole bu ñu leen booleel ñooñu ci entraînement ci yooyu bu ñëwee vraiment dañuy gis aussi xale yi di progresser looloo ci am solo comme ni nga wax footballul mais mi ngi progresser mi ngi jàng compétition lu bari mi ngi ci xam lu bari mi ngi frotté ak ñoom mi ngi suivre mi ngi nekk ak ñu manto donc loolu moo ci sunu objectif xale yi cadre lañ leen di permettre bu ñuy évoluer bi nga xam ne dana leen permettre ñoom ñu mën a progresser ndax léegi football métier la bu ci fukk rek am njariñ. mbaalu waa Louga yi jàpp nañ ci. vraiment ren Louga dafa am image bu bees ndax Louga ñëpp danoo nekk derrière dëkkandoo avant ñuy ñëw presque plus de 10 ASC waxuma la c'est des contributions financières yu am solo lañ joxe des enveloppes yu am solo plus de 15 équipes yu ko participer mais tout Louga est derrière nous vraiment fi ñu toll ñun du couleur dëkkandoo la ñuy sol di football mais suñu joxasee ba dugg terrain bi suñuy dem Louga la ñuy football on défend maintenant les couleurs de Louga dëkkandoo de Louga heureusement biñ ci boole de Louga ndax ñun gëm nañ ni Louga gépp ak suñu gannaaw ñu ngi ñuy pousse ñu ngi ñuy ñaanal ñu ngi suñu téléphone yi day exploser les gens nous souhaitent vraiment de bonnes choses dina accompagner vraiment ci dans tous les domaines donc ñu ngi remercier waa Louga gépp ngi ci derrière quand même dëkkandoo donc looloo tax ñu yen bi oyof sax ci ñun ndax Louga gépp bu ñuy football dañuy sentir Louga est mobilisé derrière nous. voilà am internaute Thiès Info ñu taxaw ak kenn koo xamante ni bokk na ci ñi gën a fës ci li nga xamante ne moom moo di Fass yi di joueur boo xamante ne daanaan ku li faatlu daanaan la di woo ci turu Amdy Moustapha Diop nekk un attaquant mu nekk jàmbaar Amdy ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. lan mooy sa secret. mais liggéey rek entraîner concentration gëm li ñuy def loolu daal mooy secret bi. est-ce que yaa ngi xalaat jël meilleur joueur ci yëf yi. waaw loolu moom lañ bëgg xam nga joueur mu ne moom da ngaa bëgg compétiteur heure boo demee terrain rek da ngay ñaan yàlla ñu gën la ràññee quoi loolu mooy compétiteur yàlla may na ñu jël coupe bi waaw loolu moo ëpp importance jël coupe bi mooy ñu jël phase nationale daal moo ëpp importance ay exploit individuel quoi waaw. mais lan ngay waajal. waaw ñu ngi waajal demi-finale nag ñu nag benn équipe bu doy waar waaye ñun tamit ñu dañoo pare nag waaw dañoo pare si côté yëpp nag waaw côté yëpp waaw ay outsider lañ ñu tegoon lañ ñu def mais dañuy nangu nekk outsider rek ba jël coupe bi ba pare rek waaw. macha allah mais pare nga techniquement physiquement. waaw boo xoolee gis nga tey li nga fekk da nga ñu fekk ñu nekk réunion technique di dindi déchets yi amoon ci match bi passé quart de finale bi. parce que loo gis tamit lii ci professionnalisme la bokk quoi parce que équipe boo xam ne dafa jóge ci match mu nekk ci ay match bu metti ñu xam ne am na ay failles l'entraîneur réunit les joueurs ñu ñëw ku nekk génne sa avis ñu raxas affaire bi raxasaat may ba mu seet faxasaat affaire yi ba lépp seet on recommence à zéro fi mu toll dafa mel ni beneen compétition la ñuy duggaat quoi. vraiment oui. nga pour gën a fës ci li nga xam ne moom moo di compétition bi. waaw loolu moom pare nañ ko. waaw pare nañ ko parce que boobu ba tey ñu ngi fii logé bàyyi suñu kër bàyyi suñuy xarit suñuy mag suñuy papa suñuy am di jàmm ñëpp ñu abandonné leen ñëw fii pour concentration totale waaw bañ fi nekkee ba léegi pendant compétition
compétition ba léegi kenn génnul kër gi ñëpp a ngi fii di concentré wu pour jël phase nationale yi. macha allah jërëjëf. ok merci. voilà amee tournoi Thiès Info ñu ngi nii tey seet si équipe bu mag bi di wóccu turu Ngalam ñoom nag ñu ay ndaanaan góorgóorlu def lépp luñ mën ba daal di egsi ci li nga xam ne moom moo di demi-finale kii ñu dendal moom mooy ki nga xamante ne moom moo di coach bi ñu bàyyi ko mu présenté wu. waaw ñu ngi yëpp waa Thiès Info c'est Cheikh Sylla coach ASC Ngalam voilà. ngeen agsi ba fii lan lay def ci yow. waaw sentiment de satisfaction de contentement dit que ni vraiment ça nous a fait beaucoup plaisir c'est pas évident nous étions au nombre de 39 équipes maintenant il reste 4 équipes vraiment si championnat bi di wax ni sant yàlla parce que ce n'est pas évident pour une première participation nga ñëw ba demi-finale phase nationale sant yàlla di remercier à travers le président de remercier mes collaborateurs, de remercier les joueurs, de remercier vraiment tout le monde, les supporters. Ce n'est pas évident. Aussi, ils nous ont appuyé, c'est le 12e homme. Ils nous ont beaucoup vraiment galvanisé. Merci. Waaw demi-finale mais on va essayer aussi de parfaire li ñu def parce que c'est le match bi ñu génn c'est un match difficile bien que gagné nañ ko un match très difficile boo xamante ne ku xool Ngalam xam ne Ngalam daaw joué noonu Ngalam ñoo joué noonu bon ça arrive quoi des fois il y a des failles des contre-performances ci football mais si lañ nekk nii di si waxtaan bu baax pour aborder correctement le match de demi inchallah. waaw pare nañu bu baax vraiment pare nañu ko à 100% je peux dire parce que ce qu'on dit l'appétit vient en mangeant bien qu'au début on participait pour sauter au deuxième tour mais ku génn deuxième tour gagné 8e gagné quart sa xel fi nga koy teg mooy si kaw te foofu lañ ko teg suñu borom bi joxe ndam yàlla suñu moom joxe ndam si barke yonent bi. ñu ngi lay ziar. delloo ziar. je présente wu. bonjour man la Moussa Faye capitaine ASC Ngalam. macha allah waaw maa ngi nuyu. Moussa Faye ngeen bokk ci li nga xam ne moo di pom yi góorgóorlu def lu ne ba egsi fii loolu lan la def ci yow. waaw émotion bi moom mënuma ko sax décrire parce que man dama nekk doomu koñ bi juddoo fii yaroo fii xam nga def fi sama lépp quoi waaw donc émotion bi moom mënuma ko décrire quoi. macha allah le fait que nga nekk capitaine équipe bi boot koñ bi yëpp daanaka loolu lan lay def ci yow. waaw dafa nekk lu rëy rek ba pare mu nekk comme responsabilité bu ñu ma jox bu ma war a gàddu aussi parce que xam nga boo xoolee équipe bi du ma mag quoi mais tamit teel naa football ci samay mag samay grand moo tax tey ba li amee ñu jox ma jël capitaine bi wóolu ma jox ma ko aussitôt tamit man tamit ma gàddu responsabilité yi tamit xam nga accompagner booy xam nga loo indi. suba loo indi. suba gagné rek incha allah amul leneen. gagné xam nga population bi koñ bi ñëpp kontaan parce que xam nga rek c'était pas évident ñu egsi fii quoi mais bu yàlla defee tamit bañ egsi fii tamit xam nga dañu war a gën a xar suñu tànk tubéy te xam ni xam nga football ñëpp ko moom quoi waaw gis nañ fi équipe yoo xamante ne dañ leen di xeeb ci début tournoi ñu dugg jël ko donc réalité football la quoi te ñun mën nañ ko te incha allah dinañ ko def. ami internaute Thiès Info ñu ngi leen di nuyu waaye itam di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi ami internaute Thiès Info ñu daal di ñëw ci équipe bu mag bii nga xamante ni moom moo ngi wëccu turu defar R100 nekk fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu ay ndaanaan yàgg dafi jaloore ba ren ji nga xamante ni moom mooy ci fas yi ñu wane seen bopp dëggalate seen bopp wanete lañ daan wane ba àggati fanu daan yegg ëgsi ci li nga xamante ni moom moo di demi-finale ñuy ñaan ñu dem finale ak jàmm yàlla def ñu jël ndam li ayca mi ngi noonu ñu taxaw ak ki nga xamante ni moom mooy coach bi wala soit adjoint bi ñu koy jaajëfal di ko bàyyi mu présenté. waaw salaamaaleykum waa Thiès Info maa ngi tudd Moussa Diouf coach ASC defar R100 waaw di leen remercier si teewaay bi teew di wax ni boobu léegi ñi gis ni ngeen taxawoo équipe yi vraiment c'est à saluer waaw ñu ngi waajal demi-finale bi daal incha allah rabi suba. macha allah ngeen di waajal demi-finale bi mu nekk lu am solo en tant que coach tey jii nga dox ànd ak équipe ba fii lan ngay yëg. waaw li ñuy yëg mooy avant tout satisfaction lañu amagum nii parce que ba léegi ñu ngi ci objectif yi parce que
c'était clair au début dès le début que ni objectif bi ren mooy jël trophée bi donc kon ba léegi ñu ngi ci objectif bi kon donc duñ def lu sant yàlla daal. jiital bi nga xam ne moom la leen askanu sunu gaal gi yëpp jiital ci pom yi. koo wax mun la yii R100 moom vraiment am nañ xel mu dal ci moom amuñu xel ñaar ci moom loolu est-ce que yéen a ngi koy bàyyi xel. waaw xam nga comme ni ma la ko waxee rek dàmbale moom. objectif yi dafa leer mooy dañoo ñëw pour jël trophée bi mais n'empêche que boobu loolu pression la mais pression boo xam ne la ba dañ koy positiver jouer match par match xam ni bon football mooy sport bi gën a aléatoire rien n'est encore gagné football rek mooy sport bi nga xam ni da ngay dem da ngay mën équipe mu gagné la donc rien n'est encore gagné on continue le travail job après def li ñu war a def lépp lu ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. mbaa pare ngeen. waaw noppi moom def nañ ko moom. waaw li daan indi rek lu wóor. waaw lu wóor la ñu indi moom waaw. wane jom fu la fit. waaw jom fu la fit fayda lu ñu yàlla may ñu jël mais quel que soit alpha dinañ def li nga xam ne moom la ñu war a def àdduna moom da ngay sabablu rek dinañ mettre at yëpp ci suñ camp ba nga xam ni tey lu mënti xew. muy ndam muy savant tamit on va être fier quoi parce que dañ jàpp ni def nañ lépp lu ñu waroon def. macha allah jërëjëf ñu ngi kontaan ci. jërëjëf ok merci. Ami internaute Thiès Info ñu taxaw ak kenn koo xamante ni ko moom itam ndaanaan la ku li fàttali ndaanaan ràññeetlu wane boppam ci ay jalooreem technique bi tactique bi nga xamante ni mu ngi koy joué gëm boppam waaye itam di def fulla ak fayda ci pom yi du bàyyi bu jàppee muy ki nga xamante ni moom moo di Bonois ñu ngi lay nuyu di la char di la bàyyi nga présenté wu. waaw salaamaaleykum maa ngi di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam. waaw maa ngi tudd Bonaventure. waaw dëkk ca Casamance mais maa ngi représenté équipe R100. waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax. waaw ayca Bonois lan mooy si secret. waaw secret bi ñëpp xam nañ ko mooy liggéey rek. waaw boo liggéey rek moom day feeñ moom day yomb ci yow si terrain bi. ñu gis la ngay ne ci terrain bi di yéeg di wàcc di ñafe di marqué di def ay dribble lu la nga koy def tey jii boo nekkee ci biir terrain bi di def jaloore jooju gars yi di yuuxu ainsi de suite nit ñi di la woo nga pare match bi ñu naan lay toj nga fii loolu lan ngay yëg. waaw loolu moom kontaante rek la mooy wane tamit liggéey bu ñu liggéey ba teegi feeñ na quoi waaw parce que ñu ngi liggéey bu baax moo taxit bu ñu duggee si terrain bi ñëpp dinañu nawloo quoi loolu quoi en tout cas lépp liggéey la rek liggéey moo may lépp waaw. macha allah meilleur joueur bi ndax bokk nga ndax yaakaar nga ni yaa ngi koy xëccoo ndax di nga def fulla ak fayda ci match yi la dese ngir nga mën koo yanu. waaw mooy sama suwee de moom laa bëgg de nekk meilleur joueur phase nationale mën na tijji porte yu bëri. waaw ndax opportunité bu rëy la quoi. foo teg bët bi. waaw final bi rek jël meilleur joueur. waaw loolu rek. loolu foofu waaw suba loo indi. non lu rëy rek na gaañ ñëw rek incha allah comme dab lañ koy def bu ñu yokkul du ñu bàyyi. incha allah. ñu gis ni seen match bii passé bàyyiwoo benn yoon. bi mu commencé ba ni mu jeexee yaa ngi marqué yaa ngi def effort lan la. waaw match bee ko laajoon rek match bee ko laajoon te damay gis tamit staff bi muy supporters yi sacrifice bu ñuy def même après match da nga gis supporters yi lu ñuy daj kon xam nga boo xalaatee ñooñu rek même bu dee da ngay sonn sax di nga yokk lu bëri quoi waaw. macha allah lan ngay wax fan si. waaw di leen bëggee di leen ne nañ ñëwaat suba rek même heure ñu neexal ko stade Maniang Soumaré Thiès la fii ñun affaire warul génn fi waaw ñu jàpp rek waaw yàlla baax na. ñu ngi nii taxaw ak ki nga xamante ne moom moo di capitaine équipe bu mag bi di defar R100 Cap ñu ngi lay. waaw ñu leen maa leen fay yéen waa Thiès maa leen fay di kontaan seen liggéey ak seen taxawaay ak Thiès bi ngeen Thiès quoi tey. macha allah ayca ñu gis ngeen def njàmbaar fulla fit fayda ak jom ba agsi fi ngeen agsi ñu ñaan yàlla defal leen jàmm ak salaam tey ji en tant que capitaine lan ngay yëg. waaw lu ma yëg mooy fierté rek ak kontaante quoi si quartier bi ak joueurs yi ak dirigeants ak coach yi ak supporters yi tamit ak waa Thiès gi yëpp tamit du ma ne R100 kese Thiès gi yëpp laa wax quoi maa ngi kontaan ñu ñaan yàlla tamit match bi ñu jëm suba ñu gagné ko waajal suñu final incha allah rabi loolu la leen bëgg quoi moo tam moo suñu sëyoo tamit. boo nekkee ci terrain bi gars yi ne ci kaw di yëngal loolu lan lay def ci yow. waaw loolu moom mooy yoon ñun si terrain bi nañ mënee ñee si kaw tribune nañ mënee quoi ñu jéem a def lépp ba li si suuf quoi mate quoi après li si kaw gars yi des supporter def lu leen war quoi mooy loolu noonu. suba looy indi. suba ñu ngi indi rek ñëw jëm see teg loxo kàcce bi dem final incha allah rabi rek loolu lañ bëgguñu leneen. Ami internaute Thiès Info ñu taxaw ak koo xamante ni ndaanaan la ku li fàttali ndaanaan di icône ci li nga xam ne moom moo di yoon wi man li muy def gëm ko waaye itam xam ko te da cee am solo muy woo ci turu Mbaye Papa ji di sama xarit sama doomu ndey di koo xam ne vraiment borom baax la xol bi dara nekku ci bu faal damel ñimee bokk na ci ñi nga xamante ñoom ñoo ko gunge ci yoon wi saa su nekk mu may jox ay conseil ngir may mu gën di avancer ñu jëm ci bés bu am solo suba incha allah nekk ay demi-finale di équipe yi nga xamante ne ñoom ñoo fa àgg du ma def leen lu dul bàyyi la ginnaaw boo présenté woo nga analyser ma équipe par équipe ñu jàll. voilà merci beaucoup Fall Damel donc di nuyu sunu technicien bi di nuyu également
ami internautes yi nga xamante ne donc ñoom ñoo ñuy topp actuellement nii ci Thiès Info comme d'habitude rek di nuyu le PDG Sey Latir bu baax a baax voilà donc comme ni nga ko waxee Mbaye Papa ji la donc bu Thiès TV journaliste sportif alors wax nga ko léegi tey ñu dëgmal benn bis bu mag ci biir bis yi puisque tamit ku ne xam nañ actuellement Thiès fii la compétition wu phase nationale di amee nekk compétition bi nga xamante ne donc mooy li gën a mag ci wàllu nawetaan donc bu ñu accès nat ba nga xamante ne donc au départ il y avait 29 équipes tey ba ñu toll ba ñëw ci dernière carré bi maanaam dernière demi-finale yi carré d'as bi. Donc ñu war ko jouer demain mu am 2 matchs au menu puisque l'ASC Defar R100 la Constance vice-championne nationale moom moo war a jouer ak Union Albouri Real de Kaolack bu ñu ci jógee également am na beneen match mu war a nekk ci diggante dëkkandoo bu Louga l'une des équipes favorites de la compétition war ci daje ak équipe bi nga xamante ne moom mooy l'équipe bokk ci équipe représentant ci commune bu Thiès yi ci phase nationale bi muy ASC Ngalam donc mu nekk des matchs des affiches yoo xamante ne donc Sénégal gi yëpp ñu ngi koy xaar rawatina le public sportif particulièrement celui de la région de Thiès parce que tamit c'est pas évident donc ñu xool 4 équipes yoo xamante ne donc ñoom ñoo des ci compétition bi nekk des grosses pointures ci compétition bi l'ASC Defar R100 wax naa ko léegi nekk favori sur papier waaye tamit depuis le début ñu wane ko ci biir compétition bi pourquoi parce que dernière édition bi à Louga ñoom ñoo dem final ñàkk ko ci kanamu Yamaton de Ziguinchor récemment éliminé par l'ASC Ngalam donc R100 qui joue à domicile devant son public ku xam R100 xam ne mi ngi ci 4e participation ci compétition bu ñu mel dont 2 finales ak benn demi-finale donc lu ñu ci mën a wax rek moom mooy favori ci li des ci compétition bi dañ ko koy nangul puisque l'équipe championne en titre détentrice du trophée toog na muy Yamaton de Ziguinchor maintenant attention am na yeneen équipe yoo xamante ne c'est des grosses cylindrées l'image de l'ASC dëkkandoo de Louga kii di dëkkandoo de Louga xam ne dañu am ay joueurs de calibre yu fa nekk des joueurs de haut niveau yi nga xam ne ñi ngi joué ci championnat local bi du ci wane seen bopp à l'occurrence ku ci mel ni l'excellent Thiakala nga xam ne depuis le début des phases nationales mi ngi wane ay mbir yu exceptionnel Thiès gépp di ko waxtaane ñëpp Sénégal gépp ci talent bi nga xamante ne moo nekk ci moom ku di dëkkandoo également derrière il y a l'excellent Jean Da Silva nekk un défenseur de calibre le sociétaire de RS Yoff ak tant d'autres joueurs yi nga xamante ne wane nañ seen bopp moo tax tey équipe la ñu wane boo xamante ne daw sur toutes les lignes dañuy pare idem pour équipe bi nga xamante ne donc moom mooy l'ASC Ngalam c'est pas pour rien depuis le début de la compétition ñu def 4 matchs en phase de poule ñu génn première ñan lañ ci bokkaloon équipe bi nga xamante ne donc moom mooy ASEC excusez-moi Guy Bën de Dakar l'équipe championne régionale de Dakar ñu gagné ko corrigé ko 4-0 yamul foofu ak équipe bi nga xam ne moom mooy l'équipe kaolackoise nga xamante ne équipe bu assez expérimentée ci compétition bi muy UFON tenir ko en échec ci première journée bi même ci jógee également 3e match am donc mu daal di ñëw daal di gagné 2-0 presque mën nañu wax pratiquement presque boo doon set carton plein la def Ngalam ñëw daal di confirmer en 8e de finale devant kan daal di génnee l'ASC Yamatogne donc c'est pas évident mu génne ko match bu métti ñu dem ci tiro bi donc mu éliminé ko Ngalam mi ngi ci carte gi ba léegi dugal 7 buts encaissé benn but nekk équipe bi nga xam ne défensivement moo bokk na ci équipe bi gën a solide depuis le début de la compétition alors Defar R100 ñoo dugal 6 buts ci 4 matchs daal di encaissé benn ñoom bu ñu fàttali ñoom ñoo gagné ASEC Ndargu Ndaw bu Rufisque l'équipe championne départementale de Teungueth ñoom également aussi ñoom ñoo gagné l'équipe championne régionale de Ziguinchor attention muy l'ASC Dianki ci seen entrée en matière ñoom ñoo ko gagné waaye battu par l'ASC Dëkkandoo kon li ma la waxoon sànq ci Dëkkandoo moom mooy dikkaat Dëkkandoo dafa fekk R100 seen biir kër maam parce que R100 fi ñu nekk champ de course ñoom nee nañ seen kër maam la seen fief la depuis 2006 ba nag nii ñoom ñoo nekk di gagné zonal ci biir course bi au niveau de la zone 3B de l'ODCAV de Thiès Dëkkandoo fekk ko fi malmené ko andil ko problème kon Dëkkandoo li ma la waxoon sànq mooy dik mais attention tey bu ñu dajee ci dernier carré bi est-ce que tey mënuñu am benn final boo xamante ne on ne sait jamais mën na nekk peut-être R100 Dëkkandoo mën na nekk R100 Ngalam mais lu ñu ci mën a wax rek ay match la yoo xamante ne Sénégal ñu ngi koy xaar équipe yi nga xam ne dañ fi ñëw à l'exception de Union Albouri Real nga xam ne ñun maîtriser wuñu leen parce que ñoom ñi ngi woon au niveau de Nianing doon fa jouer mais barki démb bi ñu ñëwee fii ci terrain inconnu ñëw nañu daal di surclassé ASC Jokko de Tamba kan mooy Jokko de Tamba première dans sa poule ban poule la bokkoon équipe bi poule bi nga xamante ne fële l'équipe championne nationale daal di nekkoon muy Yamatogne ñoom ñoo fa génn pay ci kanam Yamatogne dekk invaincu ñëw 8e de finale confirmé daal di gagné ñëw quart de finale UAR fekk ko fay ñëw gagné ko ci biir fiefam déjà kon y a problème équipe boobu kon am na ay bagages kon équipe boobu équipe bu jar a sóoraale la te ku xam Kaolack xam ne dëkk football la te Albouri dañu am doole union la
dañu fusionné Albouri ASC Albouri ak ASC Real ñoom ñoo fusionné nekk Union Albouri Real équipe la boo xamante ne donc R100 daje woon na ak moom ci édition yi ñu génn équipe la boo xamante ne dafa am benn ampleur ci wàllu nawetaan partout maanaam ci au niveau national parce que phase nationale yàgg nañ fa dem di wane seen bopp di def ay jàll au niveau de Kaolack aussi tamit zone ba ñu nekk ñu ngi fay wane seen suprématie kon équipe la boo xamante ne lu ñu ci mën a wax rek 4 équipes la yoo xamante ne ay équipe la yoo xamante ne fi ñu agsi dañ fi war a agsi waaye daal ñu leen di wax ni suba ak jàmm Thiessois yi le public sportif en particulier ñu ñëw daal di supporter seen i équipe daal di booster surtout les équipes thiessoises man en tant que Thiessois ci loolu laay wax en tant que sportif ñu ñëw soutenir Defar R100 soutenir ASC Ngalagne pourquoi pas ñu war a mën a am une finale 100% Thiès. macha allah merci beaucoup également di kontaan ci moom kon nag am tournoi Thiès Info ci ay kàddoom dootuma ci teg leen lu ma def leen rek lu dul daal di leen di tàggoo foofu xamal leen ni leen lii mooy li nga xamante ni moom mooy li leen jëleli woon ci équipe yi nga xamante ne ñoom ñoo war a football suba ak jàmm ak salaam ngeen dégg li nga xamante ni noonu la coach yi waxee li nga xamante ni noonu la joueurs yi nga xamante ne ñoo gën a fës ku ci mel ni Cakala ku ci mel ni ki nga xamante ni moom moo di Benoît ak itam ñoom ñëpp ñi nga xamante ni wane nañ seen bopp di kontaan bu baax a baax ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan amee tournoi Thiès Info di bëggee ki nga xam ne moom laa jàkkaar lool Jabel man ci image di kontaan ci moom di kontaan ci équipe technique bi yëpp jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal seen mbokk seen xarit Fall Damel jërë ngeen jëf